parce que baadoolo yi dañuy sonn li leen gën a sonal mooy facture yi. Fatick depuis sa naissance jusqu'à présent vers les années 1960 ñun suñu problème fii dans la région de Fatick c'est une question d'eau qui est indispensable à la vie de l'homme. ndax facture ndox moom yaakaar naa ne neewoon nañ fii dañooy corona bi mu ñëwee la ñuy dugg ci nit ñi wala ne yëgal nit ñi ne dañuy wàññi courant wàññi ndox xëy na am na ñuy yëg wàññi courant waaye man ci ñun ci suñ personnellement ñun yëg nañu wàññi courant waaye yëguñu wàññi ndox. facture bi ñu seeree daawul seeree noonu normalement bu coronavirus bi ñëwee dañu waxoon ne facture yi gouvernement bi def koy fay mais depuis mu ñëw facture bi dafa seer ba kenn mënu koo jéggi. toog naa fii bi ñu indil ma fi benn facture boo xam ne 10 000 yu tegal la te musuma fay ndox loolu sama facture ay 2 000 2500 la daan doon mais bu ma toogee bi ñu indil ma facture 10 000 et quelque man fii dafa ma jaaxal lool bon dama mujj ne waaw wala lii lan moo ko waral ndax seen eau bu bees bi ñoom dañoo am changement bu ñuy def wala yokkute bu ñuy def ci ndox mi ba tax ku nekk sa facture dafa yokku. ku doon fay 9000 francs fay 30 et quelques mille xam nga ne facture yi cher na loolu moom am na facture yi cher na nit ñi sonn nañu coupure bi bëri na suba ak ngoon mën na couper 2 fois ci journée bi loolu dafa met ndox mi mën na couper 2 fois ci journée bi ba pare facture yi ñëw cher vraiment loolu metti na Fatick moom vraiment sonn nañu trop. musuma am facture 7000 francs sama facture 2000 3000 bu chéré ba cher 3000 la léegi nag man loolu daf maa jaaxal trop parce que dama waxoon ne damay dem SDE pour laajte ji lan moo xew ba tey ma am facture 7000 parce que dama war a comprendre ndax ba ñu Macky Sall fayalee ci coronavirus bi dañ cee jëlaat facture yi dugal ko ci wala nu mu demee noonu wala nguur gi day ngistal man damaa comprendre tul ndax facture yi seer na seer goo xamante ne lii moom c'est impossible. dafa mel ni li ñu wàññi woon ndox yëpp dañ ko récupérer waat ci ñaari weer bi amatul benn dërëm parce que man mii wax ak yow man mii jàkkaar ak yow di wax ak yéen man demoon naa fi ba sama compteur di fay ay 600 700 mais man maa demaat bi ci ñoom ne leen ne ñëw leen seetaat seen compteur bi parce que xëy na li ñuy consommer ëpp na 600 ak 700 kam yaakaar naa ne ku lay defal loolu nga yaakaar naa ne wax dëgg yàlla kooku wan na la yoon waaye bi mu demee bi ñu ñëwee ba bis ni ki tey yaakaar naa ne corona bi mu passé ba tey bii nii man musuma fay lu ëpp 2000 au moins à partir de loolu musuma fay lu ëpp 2000 2300 2400 mais facture bi mu ngi ma dikkee 26000 xaw ma 27250 bii ma fay nii mu ngi ma dikkee 27250 bi ñu dolliwaate bi ñu yóbbuwaatee foofu waa CNES def naa ne wala li ngeen fay normal la nangam ak nangam ak lu kenn xamul te bi ñu ñëwee dañu ne woon ne dama leen danañ seetaat danañ rectifier donc danañ vérifier ñu oo leen ñëw leen seet seen compteur bi est-ce que compteur bi amul benn problème bu ba léegi nag mënuñu gis kenn mënuñu dégg kenn gisuñu leen dégguñu leen dañ ne woon ne danañ ñëw te ñëwuñu gisuñu tamit seen jëf te finalement tamit li nekkoon ci facture bi loolu la ñu reconnaître ne lii ngeen war a fay li compteur bi li ngeen indi ci facture bi loolu ngeen war a fay te dafa bi ñu demee bi ñu jox chef bi dafa ne woon xaaral ma oo ki relevé tamit aussi bon li yàlla xam doy na ci seen waxin parce que ñëw na fii relevé na dem na yóbbul na leen nee na mu oo relevé kii koy relevé lee wax ak moom duggun fii xulal ko foofu waaye finalement dafa mujj accordé li waa ji relevé lee ne loolu lañ war a fay nañu tamit. damay toog benn certain moment boo xam ne damay naan lan moo xew parce que koo xam ne dana fay ay 3000 francs ndox su demee bay fay ay presque ay 15000 xam nga loolu jaaxal na ma ci koo xam ne mun naa wax ne président man dëgg toog naa fii dégg ñu naan président fayal na ñëpp mun naa wax ne def situation ne ndox mi ñi doon fay en partie ku fayul àggul 5000 président fayal na la mais man mënu ma comprendre parce que ku doon fay ay 3000 francs bu demee bi fay ay 15000 ay 16000 xam nga ci loo xam ne mun naa wax ne consommé ma ko vraiment dina ma jaaxal ndox mi moom bu ñu waxee ne ndox mi moom yomb na instant mi dañuy wax lu neex ndox mi moom saf na sàpp
ci ñu baadoole yi vraiment. sama dëkkandoo bi nekk fii mu ngi am facture 13000 te moom facture am bu cheroon ba cher ay 6000 lay doon mais facture ba dem ba 13000 kon loolu war nañ koo xoolaat wala bu dee seen eau bi ba mu ñëwee ba tey ñi ñaa ngi nekk ci jafe-jafe affaire ndox léeg-léeg da ngay jékki-jékki sa ndox coupé da ngay toog doo toute la journée doo mën a root doo sang say doom togg añ bi foog nga génn dem ñaani ji xam nga loolu neexut ci njaboot. subventionné boo ne boo da nga subventionné nit ki ba pare wëlbateeku facture bi ci topp yokku day mel ni kon subvention bi dafa tegu ci kaw li nga xam ne moom la ñu wàññi woon. ndox mi nu wax ni tamit neex na ndox mi neexul tey rek gën a naqadi bis bu nekk dañuy jëli ndoxu filtré loolu tamit neexul si dëkk. alors toog nañu ba ay jamono on a constaté que dañu andi usine de filtrage bi pour ñu wàññi xorom si mais tey si tu vois la qualité de l'eau mun nañu jàpp ne tey la ndox mi gën a bon parce que filtrage bi wàññiwul dara ndox mi mu ngi xorome bi léegi. si am na xorom te ba léegi ñu ngi koy jëfandikoo ndax doo ci mun lenn lu dul fóot ak sangu kon loolu doon na loo xam ne bu fekkee ne neneen ndox mu neex mi moom ñëwaat na Fatick itam kon delluwaat na it. ndox bañ njëkkoon am sax moo dàq ndox bi ñu am ndax ndox mi wex na xat ak xorom kenn xamul nit ñi mënuñu koo naan dañuy obligé léegi dem ci fontaine bi jënd ndox di ko naan. vraiment loolu daal métti na trop jaaxal nañ ñëpp man de man vraiment man dama jaaxle man. donc ñun ci suñu gis-gis dañu yaakaar ne li ñu maye woon ci corona bi moom la ñu bëgg récupérer waat kon waruñu woon maye comme que dañuy maye di nangu kay c'est pas la peine ñu maye bu ñu nax nit ñi naxante amu fi mënuñ fi wax li nit ñi xamuñ mënuñ fi def li nit ñi xamul parce que mënuñu maye benn weer nga ko bëgg koo récupérer ci ñaari weer wala ci ñetti weer bëgg koo récupérer ki doon fay c'est 2000 francs 2300 2500 nga bëgg koo faylo 27000 nga naan ne yoon la xam nga ne am na foo jaar mën nañu waxante dëgg muuluma aw ma douche intérieure tabaxuma sama njaboot bariwul li ñuy root bariwul nu ñu fayee 27000 et quelque ki doon fay 2000 et quelque 2600 2700 bu fayee 27000 loolu nga na jaadu na fan nga ko teg teguñ ko fenn def nañ nag li leen neex su ci Macky mu ne wax na xam ne ñii liñ def kam du yoon su ci mënul wax tamit na xam ne ñii kam liñ def du yoon. dañu nekk ci en phase de pandémie muy Covid bi alors ñu wàññi woon ay factures ñu ne alors ñii dinañ fay ñii dootuñ fay mais tey ce qu'on a constaté dans le Sénégal rawatina Fatick doublé tuñu facture bi mais dañ ko triplé ku doon fay tey 2000 francs facture courant ndox tey tu payes 8000 francs pourquoi. bu su fekkee ne nag dañu nanguwaat li ñu mayoon nañ ne rek dañu nanguwaat nit ñi xam tamit dañu nanguwaat li ñu mayoon rek. ñu xoolaat facture rek parce que boo demee foofu di leen laaj ñoom dañ la naan la carrément est-ce que amoo fuite wala dara nga leen fuite de gisuma ko sama kër xam nga toogaat dégg nga ñu indilaat facture mu gën a cher temps yee courant la woon léegi nag ndox mi la vraiment ñi ni sonn nañu Fatick sonn nañu yuuxu nañu jooy nañu sonn nañu trop. dem naa réclamer dem naa fay ma demee dama laajte xam nga ñu ne ma ñun ñoo ko utiliser te ma kër gu ndaw laa yor doon fay 8000 7000 9000 bi mu fi dëkkee ba tey loolu laa doon fay xëy rek di fay 30000 jaaxal nañu trop waaye nan sant yàlla rek. ñi nga xam ne dañuy ñëw di contrôler factures yi ñoom ñoo war a seetaat seen bopp lu ñu contrôler ndax noonu la ndax du noonu parce que facture bi bu ñëwee bu ñu contrôler du la fekk fii bu ñu ñëwee doo mën a xam lii la ñu contrôler ak lii la ñu fekk ci compteur bi ak lan la ñu fekk ci compteur bi loolu nekk na loo xam ne gouvernement bi war na koo seetaat bu baax. te ndox daanaka mun naa ne mu gënoon a yomb sax courant. nawet ndox warul yokk ndax nawet yàlla ji day taw te ñu ci bëri ndoxu taw bi dañ koy jëfandikoo moom la ñuy naane ñu ci bëri dañ koy root di ko jëfandikoo kon yaakaar naa nawet buñ ci yokkee ndox dina jaaxal askan wi nawet doon na période boo xam ne bu ñëwee rek ndox lu mu seer war nañ ko mën a wàññi. sinon ñun jigéen ñu Fatick yi dinañ wàcc ci terrain bi wax ak ñoom te lépp rek suñu maire la parce que maire dafa war a toog ci dëkkam mais ñun suñu dëkk sentiruñu suñu maire bi sentiruñu ko mais ñun suñu maire sentiruñ ko te bëgg nañ bu ñëwee mu def dimbaluñu lijjantiñu loolu suñu ndox mi sonal nañu torop bu dee dañuy changer forage bi wala seet luñ koy def mu def ko xam nga ñamal ñu tuuti ndox mu neex ba ñu commencé am espoir
nga dagg espoir boobu dafay métti. nous interpellons le président na jàpp ci loolu jàppale askan wi mais le problème de Fatick reste entier Fatick lac de Guiers bi daf fi nekk di alimenter la région de Dakar Thiès ñëw ba Mbour ñu andi ko ba Tataguine jël lac de Guiers gi tourner poteau yi yóbbu ko au niveau de Fimela mais qu'est-ce qui les empêche aujourd'hui avec toutes les potentialités en ressources humaines yi ñu am fii des leaders politiques ñu jël ndox moomu fexe dugal ko vers Diouroup mu infiltré wu dugg dans le Niakhar dem Jaxaw ñëw fii dans la commune fii au niveau de Foundiougne foofu waxuñu leen sax ñu yóbbul leen mais ñoom dañu am des nappes d'eau yoo xam ne ndox mu neex la ñooñu dañuy toog tey askan wi du ñu am sax ndox mu ñu ne naan loolu c'est un problème. Nous interpellons les autorités administratives politiques de la région de Fatick afin que cette question d'eau ñu mun ko jël en main mun ko jël en charge si Fatick aujourd'hui se bénéficie de l'eau potable mais dañuy indi béy noor dañuy indi béy nawet beaucoup de questions de sous-développement seront réglées c'est ce qui freine d'ailleurs le développement de notre localité.